bokk dal leen jàmm li ci gën a fës njiitu réew mi dànkafu na ñiy faral di yàq ak di attaqué yenn bërëb yi bu ay manifesté amee plateforme bu boole acteur non étatique ak coalition citoyenne le peuple ne président Macky Sall dafa war a xam luy état de droit Pastef ne kaddu yooye du kaddu kudul koo xam ne nguuram dafay waaj a jeex. commune bu Ndiarème Limamoulaye ca banlieue bu Ndakaaru ay manifeste ni ko démb ci guddi ay ndaw yu quartier bi di Daaru Nayim ñoom ñoo dem yàqate mairie ba daal tamit tojate ay woto yoo xam ne ay auto fonction la bu commune bu Ndiarème Limamoulaye ñoom nag li ñu naqarlu mooy liñ fa bëgg a amal ab projet bu usine KMS 3 ci seen terrain de football. ay jàppand wala sax ñàkk déggoo ngir daal fexe ba sampu ci wutali mairie bu Ndakaaru ñu nemmeeku loole ci rang wu APR ak sax ca coalition benn bokk yaakaar ko ci mel ni Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr Mame Mbaye Niang ak ñeneen ku ne daal bëgg a samp ngir wutali mairie boobee yooyu la ñàkk déggoo lan la mën a jur leer la ci biir xibaar yi président Macky Sall dafa tàllal loxo ñii di secteur privé ngir ñu jàppale ko ci liggéey bi mu sumb utal ndaw ñii di xëy. ñoom nag di secteur privé ne na mën naa ne ñi ci mel ne waa UNAC waa Yeesal ne nag waaye faw état bi daal di leen a jàppale ngir loolee mën a antu lii di premier ministre di feebar boobee nga xam dafa indi laago ñëwaat fii ci Sénégal benn cas am na foofa ca Diourbel ay équipe yu médical ña nga ca terrain ba dal ngir xool ndax amul yeneen i cas ñu sax war a tàmbale foofee campagne bi ñeel lii di vaccination bi xibaari biti réew dinañu wutale foofee ca Tchad gannaaw faatu kii di Idrissa Déby tey nag ñu ko delloo njukkal bëri na ay njiitu réew ci àddina bi yu ñëw fekkee ni nu mel foofee ca réewum Tchad ba tey dina ci bokk tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne yéene kay ak El Hadj Assane Gueye ci njaxtalu xibaar taarix Ramadan ak Nafissatou Silla ci technique bi Aliou Ba Yacine Pouy ci digital bi salaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. njiitu réew mi nag ni ki démb dànkaafu na ñoo xam ne dañoo faral di yàqate bu ay manifeste amee ci mim réew Macky Sall ne loolee du wëy plateforme acteur non étatique ak coalition citoyenne le peuple nag li ñu sax bëgg mooy kii di président Macky Sall xam lan mooy état de droit te sax moo xam nan lay waxee parti bi di Pastef jàpp ne yooyu lee kaddu la yoo xam ne wala sax koo xam ne sa nguur dafay waaj a jeex Binta Diallo. parti bu demee bay waaj a jeexal ci nguur gi dafay def beaucoup de bruit loolu tubaab naan un tonneau vide Pastef noonu la réagiré ci kàddu yi nga xamante ni président de la république àdduna jëmale ko ci seen parti démb ca Sicap. mandarga yi nguur gi jeex rek la ndax su ngeen fàttalikoo jamono 1999 même comportement le président Abdou Diouf amoon daanaka donc da ngay obligé dem au front jéem a imposé wu jéem a wane ne yaa ngi fi ba léegi yaa ngi dëgër ba léegi génne ay slogan yu mel ni ensemble changeons tey ñu gis lu ni mel président Macky Sall nekk di def génne ensemble pour demain ñu jàpp ne xëy na ñun lay préparer yoon wi waaye li am solo mooy ndax moom ay mbiram weesu na wax dëgg yàlla ñun Macky Sall nekkatul ñu nag moom ndax ñu ngi jàpp ne xëy na moom ak askanam la ak la mu leen digoon ak yooyu na ko lijjanteeg ñoom. coalition citoyenne le peuple moom dafa jàpp ni président de la république lii mu def menace cote la Dame Mbodj di porte-parole CCLP moom mi nga xam ne jàppoon nañ ko ba pare bàyyi ko keroog bi manifestation yu metti amee ci diggante mbiru Adji Sarr Sonko. tey nag bu yëkkatee waat coow li di jéem a xoqatal nit ñi ñun kenn mënuñoo xoqatal ndaxte li nga xam ne moom moo am ci réew mi moom moo njëkk a jalgati li nga xam ne mooy sartu réew mi ak yaleefu waa réew mi kon nag ñun leen koy wax rek mooy ñun pare nañ pour jàmmarloowaat ak moom bu fekkente ne dafa nar a indi doole. nguur gu ne mën naa fàttali ndëgër laaye maanaam autorité am waaye dafa fekk ni mu respecté yenn yi ba noppi bokk na ca état de droit plateforme des acteurs non étatiques noonu la réagiré ci kàddu yi président de la république yëkkati démb ca CICAD coordonnateur am di Malick Diop bokk itam ci plateforme jàmmi réew mi bokkoon na ci délégation société civile bi président de la république dalalee ca présidence de la république gannaaw bi ñu doon woote jàmm ci réew mi. état moo war a njëkk respecter l' état de droit l' état de droit du citoyen bi du opposition bi rek moo ko war respecter état bi aussi daf ko mën respecter mooy veiller à ce que liberté nit ñi ñu mën ko assurer. liberté d'expression ñu mën ko assurer liberté de marche ñu mën ko assurer que ñu mën a lekk yépp dans un état de droit ñun nag en tant que jàmmi réew mi suñu responsabilité mooy rappeler ñoom ñëpp seen war
ak seen responsabilité pour que situation bi ñu am muy situation dëkk bu dal dëkk bu calme dëkk boo xam ne dañ ciy waxtaan buy juboo ñu mën ko am donc ñu rappeler que menace nañu bàyyi discours yu violent yi waaw parce que violence du rek du jëf waaw ci waxin la yooyu yëpp aussi ci violence la. président de la république démb dafa bàyyi xolam wax waaye mu mel ni président de la république li fi amoon te weeru mars bële ba léegi meram jeexagu ci. ñu wutali commune bu Njaaxem Limamoulaye ca banlieue bu Ndakaaru niki démb ci guddi amoon ay manifester ay ndaw ñoom ñoo dem dal wala ay ndaw yu quartier Daaru Nayim ñoom ñoo dem dal ca mairie boobee yàq ko waaye tamit yàq fa ay woto des voitures de fonction yu commune ba ñoom nag dañu naqarlu ana lu wax ñu bañ fa amal ab projet bu usine KMS 3 ñu bëgg amal nag ci seen i bërëb yooyee maanaam ci seen terrain de football Max Mbaw guddi gi tàngoon na jër ca Daaru Nayim. yàq baaxul te mer attaqué du faj. ay ndaw yu dekkee foofe ñoo daal di attaqué mairie bi ak li ko wër ñooñe dañoo daal di taal ay pneu sànni ay xeer ba toj yenn pare-brise woto yu gaare woon foofe. dégâts yi am na oto yàqu nañu. kenn si ñoom di ñu xamal ana lan moo waral ñu def li nu mel. mer moom su xasee ba am rek ku si nekk ni ngay fajee say mer. coole bu muy soog a am ñun woo nañ suñu président ASC nekk ci mairie bi avisé nañ ko lu leer lañu wax ñu du am mais ñoom nañu jël seen 3000 jox ñu suñu 2800 et quelque su boobaa ñun dina mën a eggal seen activité. moo ne de policiers yi feesoon nañ fa dell waaye daal taxul ndaw ñi xaddi benn yoon. balaa si yàqu moom a gën a nit de. meeru dëkk ba di béy di sëy li nu mel bette ko lool moomee nag di xamle ne bile projet préfecture bi la waaye du projet mairie bi teg ci itam muy xamle ne moom itam day xeex ngir li nu mel bañ fa am. xale yi dama ne maag ñoom ñoo ànd mais tey li fi xew moom daanaka daf ma bett comme yéen ni mu leen bette li ñu waxante daal mooy nañ jël benn partie defar ko beneen partie bi ñu jox ko xale ñu defal leen fa terrain gazonné dama dégg ne alkaati ngi fi bon yëguma tinuma mais buñ ko yàqee bu ëllëgee ku ñëw du muy toog ak fu muy toog. ndaw yu dëkk ci Daaru Nayim kenn démb di jaamarloo ak policiers yi ñooñe nag dañoo ne projet KMS 3 bi duñu ko samp ci seeni terrain bi nga xamante ni foofu la ñuy foowee. ñoo ngi woo kilifa yi ci waxtaan. RFM Daaru Nayim Omar Mbow. ñay liggéey ci abattoiru Sénégal ñoom tamit di naqarlu anam yi ñu liggéey ndax dafa metti loolu la ñu wax. ñu saxoon la ñu bëgg mooy ñu daal di defaraat équipement yi maanaam jumtuwaay yoo xam ne dafa daal di màggat lool ci seen société boobee di gérer lépp lu abattoir fii ci Sénégal ak tamit ñu xaatim ab accord bu jëm ci daal établissement boobee am na tey juróom-ñetti at boobule accord nag ñu jàpp ne bu amee dina leen dimbali ba ñu liggéey ci anam yu mucc ayib ndongo ka liggéeykat yu abattoir yu Sénégal yi ne am nañu nag lu leen naqari te lépp nag tukkee ci anam bu jéggi dayo ak metti gi ñuy liggéeyee ñu ne bokk na ci abattoir yeeg matériel bu màgget bi fa nekk tax ba kenn xamut lu muy nduróol Mamadou Wade mooy secrétaire général bu syndicat unique des travailleurs des abattoirs. màgget na travailleurs ñi ngi nekk ci ay coono yu metti li ñuy fayee ko baaxul prime bi ñu am lu doy waar lu xeebu la beneen bi salaire yi ñu am léeg-léeg sax da ngay fayee ko doo sawar a dem fayee ji ko te loolu lu doy waar la abattoir ñiy def clandestin xañ nañ ci biir dañ fi ñëw ñu defaraat matériel ñuy liggéey teg ko ci yoon ndax ñoom yi ne liggéeykat ni seen direction générale nag taxawaayam doonut nag lu nuy rafetlu ñu ni Sogas moom waxtaan ak liggéeykat yi boole ko nag ci ay mbiram ndax juróom-ñetti at daanaka mi ngi nii ñuy daw nag ci ginnaaw accord d'établissement Mamadou Wade. ñi ngi ci waxtaan ak ñoom nag nangooguñu lépp waaye nag ñi ngi bëreek ñoom la convention collective dafa màggat depuis 1957 la mais ngay liggéey te doo fa ci soxla loolu mooy pauvreté sous-développement mooy loolu di liggéey te doo ci gis sa bopp monsieur le ministre ministre de l'élevage nekkul ministre waajtaayu tabaski gile xeex nag mel ni liggéeykatu abattoir yi wéetuñu si ndax waa Union démocratique des travailleurs du Sénégal ak si nañu ngir jàppal leen tànk Mafal Sall kenn la si njiitu ko UDTS yi. mais munoo liggéey di am bénéfice nga nekk fenn stagné wu pendant année yu bari munoo avancé mais boo waxee ñu la seen convention la te convention bi dafa obsolète loolu moom mënatul ko dégg. ñoom liggéeykat yi ci abattoir yi di fàttali nag ministre de l'élevage ne ko nag abattoir moderne bi ñu digg woon nag ca Diamniadio jot na nag ngir ñu daal di koy taxawal Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñuy nag taxaw ngir utal ndaw ñi lii di xëy njiit réew mi nag daal di talal loxoom secteur privé national di loo xam ne UNACOIS Yeesal ñu koy rafetlu waaye nag loolee pour mu am faw nguur gi daal di jàppale bu baax a baax secteur privé gunge ko ndax mun nañoo créer emploi yu bëree bëri jàppale nguur gi te nu mel. ñu déglu ci loolee nag kii di Cheikh Cissé moom mooy président national bi UNACOIS Yeesal déglu ko. il faut que ñu jël secteur privé doole leen ñuy jël ay employés périodiquement parce que état mën na leen a jël nii ci benn phénomène bu am jël leen mais du loo xam ne mën na sax parce que employé entreprise yi ñoo koy créer
jël ay employés jël leen di liggéey ak ñoom donc loolu laa am loo xam ne lii gis naa ko ci loo xam ne parce que rafetlu nañ xalaat bi bu baax a baax a baax waaye dañuy koy ñaan rek mu doole secteur bi bu ko defee rek kenn ku ci nekk jël ci emploi ci sénégalais yi ñu fi nekk danañ mujj dama dem ba semence zéro lay nekk bu fekkee état da ko bëgg a saytul boppam dañuy ñàkk seen xaalis bi dem te du tax liñ ci bëgg ñu am ko xam nga créer entreprise dooleel entreprise yi nga xam ne dañoo nekk presque en semence ñu jël ay employés moo gën a yomb foofu nga fekk ku yorul dara nga jox ko 1 million 2 millions ne ko da ngay créer employé en général li ci ëpp mooy buñ ko defee rek du am résultat bu baax kon boog ñu ngi sant initiative bu baax di nga yëgal ne ñun pare nañu ñun secteur privé Sénégal notamment INACO-ASL pare nañ pour jàppale suñu bopp parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ci nekk da nga am foo féete. discours bi nga xam ne njiitu réew bi amal na ko démb ca conseil présidentiel ba jëm ci emploi des jeunes loolu nag daanaka bëri na ndaw yoo xam ne dégluwuñu ko ndax daal nee nañ yàgg nañu leen a dig waaye dañ ci def dara ñoom sax ñoo jàpp ne wala ñenn ñi gis ne daal ku ne na nga fexe ba am sa métier moom moo gën a wóor lu ko mooy moom ñàkk xëy mi du léegi lay saafaraw Salimata Aw mu nekk bëccëg bu tàmbalee diis loolu ci Abdoulaye ab ndaw bu am 20 ak juróom-ñaar toog buntu këram woor gi mu woor di feeñ ci kanamam discours njiitu réew mi démb yëgu ko woon sax ba ci jàpp dara. Maguette da doon def conférence démb dëgg yàlla yëguñu ko sax yaa ma ko wax. kon jàppoo ci dara. déggoo ma da yëguma ko sax balaa ngay jàpp da ngay yëg ba noppi. Ousmane moom seetaan na ko déglu ko ci rajo yi wante amu ci yaakaar mu ne ndax li fi jot a romb ci ay dige. loolu ñoom dañu koy wax rek duñu dimbali dañuy kii nii rek mais duñu dimbali noonu dañuy wax nii rek mais ñun duñu ko def xam naa ne mun ñoo xama rek ñun suñu bopp lañ gëm quoi. lu jëm ci wàllum xëyu ndaw yi ci Sénégal lañ ca yóotu woon daanaka jotaguñ ko wante dafa fekk ni lii di formation faw mu am ngir mën a faj jàngoro ji Souleymane xalaatee nu ni mel. li gën a am solo mooy ñu xool secteur yi amul liggéey booy xale yi ba pare daal leen di identifier ba pare xool ci ku nekk li ngay liggéey ñu xool nuñ lay yokkee pour nga dem ku mel ne kii di jaay nii boo ñëwee jox ko benn kii dina góorgóorlu gën a dem mais koo xam ne ki defoo dara nga ñëw rek day leen ñu tàcc ku ne jox la xaay bi day niil. jafe-jafe ngir am financement ñàkk formation loolee di ay ñaxtu yoo xamante ni ndaw ñi démb yëkkati nañ ko wax ko ca conseil présidentiel bi li ci ëpp nag ci ñi ñu dajeel ñoom nee nañu li ñuy xaar mooy li ñu wax ñu jëfe ko ndax seen dundin mën a yees. Salimata Aw ndawi Fuuta foofe nag kuréel boobu ñuy wax le mouvement Podor Vamal ñoom la ñu bëgg mooy dogal yi nga xam ne jël nañ ko appliquer ba mu jeex takk naam sax responsable Podor Vamal rafetlu ñu tamit ni ñu jëfandikoo yenn financement yi ci ay projets yoo xam ne ay dafa ñeel ay ndaw ñu nag bëgg ñu daal di changer yëf yi ñoom daal di ndaw yi Fuuta li ñu sax bëgg mooy financement yi ñu gën ko bàyyi xel ci yenn gox yi Mohamed Nabi Silla. benn fan gannaaw conseil présidentiel ci wàllu xëyub ndaw ñi tax Podor Vamal daal di joytu mbir yi ni mu demee soññ nguur gi ngir mu respecter engagement yi mu jël. dañuy am yaakaar ne lépp liñ fa wax ak lépp liñ fa tënk aussi yàlla dana réaliser wu mais ñun nag est-ce que approche bi ñu jël approche bu baax la parce que ñun jàpp nañu aujourd'hui conditions yëpp réunir na pour que Podor pour que Sénégal développé wu pour que ndaw ñu mën a am liggéey soo demee Fouta mbay maa ngi foofu pisciculture baa ngi foofu élevage baa ngi foofu soo demee Casamance même chose soo demee Kédougou la même chose soo demee Sine Saloum la même chose un peu partout foo dem. Lamine Ba di coordonnateur bi jël exemple ci Fouta xam le ni investissement bu ñu war a def ci wàllu xëyub ndaw ñi dafa war a dëppoo ak li nga xamee ni moo ne ci gox-goxaan yi te mën ci indi soqaliku. ñu bàyyi ces structures budget du fort ay structures yu ñuy créé fii des directeurs généraux ay ANPEJ ak ay ANEJ ak ay yu kenn xamul amul benn njëriñ tey le président la bi mu war a njëkk a def mooy tas leen yooyu yëpp teg leen fële ñoo xam ne échoué nañu. DER aussi la même chose parce que mënuñu gëm ni tey ñun ñuy wax ci turu Fouta wax ci turu Podor ñu naan 60 milliards de financement ci niveau Sénégal Podor mënul am benn projet boo xam ne viable na paradoxe la et puis c'est des discriminations yoo xam ne baaxul. ñi jiite Podor Vamal gis ni néew na lool surface yi nga xamee ni jot nañ ko aménager ngir wàllub mbay mi ci biir département bu Podor ci jamono joo xam ni ndox mi suuf si ak naaj bi ñoo ngi ni fi gàññ. RFM ci Ndangéej Mohamed Nabi Silla. ña nga xam ne ñoom dañoo booloo ci ab kuréel jàng arab fii ci Sénégal ñoom tamit bëgg seeni wàll ci xëy yi ñu daal di waxtaanee fan yii yëpp te njiitu réew mi ne dina ko jox ñi di njaw ni ñu tamit bëgg ay tàggat waaye tamit ay tàggat ci yenn secteurs yi fa ca mel ni mbay mi ak artisanat
jot ngeen sax dégg sànq Souleymane Gadiaga moom mooy président Ligue arabophone fii ci Sénégal. ak RFM kumpa jeex na. ñu waxtaanee lépp lu ñeel lii di wér-gu-yaram ñu waxtaanee poliomyélite di feebar boo xam ne boo ko amee mën na la laaguloo benn cas am na ca Bambey dafa nag ñëwaat fii ci Sénégal waral nag bay équipe médicale dem ci terrain bi xool foofa ca Diourbel ndax amu fa yeneen ñu nag jàpp ne ni di kilifa yi médical yi daal ñi yor lépp lu jëm ci paj mi fii ci Sénégal ne ñu ngay sax waajal ab campagne de vaccination. Babacar Diouf. tey ci ajuma ji la ñi nga xam ne ñoo yëngu ci kër docteur ci diwaanu Njaareem war a dugg ci Bambey ak Njaareem pour xool ni fi feebaru polio bi toll ginnaaw Touba bi nga xam ne benn cas bañ fa nemmeeku woon wàlloon na fa fukki nit ci feebaru polio personnel médical bi tey dinañ xool ci dëkk bi di Bambey nan la fi feebar bi taxawee ki ñu gis ne moo am feebar bi ci département bu Bambey ca Touba sax lañ ko testé woon wante ci benn village ci département bu Bambey la dëkk information yi ñuy jot nee nañ ñi nga xam ne ñoom la ñu gis ne ñoo am feebaru polio ci diwaan bi fi mu nekk ni sax ci yeneen réew la jóge ba tax région médicale bu Njaareem mu ngi waajal campagne boo xam ne ni day dabaatal ñi nga xam ne jotuñu woon a am ñàkk bi nga xamante ni moo di ñàkk polio ndax danoo bañoon bañ koy def fi mu nekk nii nag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci kër docteur ci diwaan bi jatu nañ ñi sorket pour xeex ak li nga xamante ni mooy di feebar bi di polio bi waaj a dellu siwaat ci diwaan bi Bambey RFM Babacar Diouf. ñu wutali Kaolack foofee tamit ña fa feebar ami jafe-jafe ngir def scanner ndax dafa cher science bu ne di nga fay juróom-ñetti junni suñuy koppar du ñëpp a ko mën waral nag ba ñeen ñi daal dañu ci jamono jilee am nañ leen neex ndax am na unité mobile ci wàllu scanner ba nekk ci hôpital Kaolack lu mu néew nag lu toll ci juróomi téeméer ña fa amee feebar jot nañ leen traité te fay ñu dara Ibrahima Diamé. unité bi nag ñu ngi ko wàccee ci digg hôpital régional bu Kaolack mu tàmbali liggéeyam ñëw nag pour jàppale bu baax a baax de façon gratuite askan bi nga xamante ni soxla nañu faju scanner te seen loxo jotul seen digg gannaaw docteur Amadou Diallo moom mooy chef de service imagerie bu hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass. camion bi ñëw na fi ñu dimbali population yi nekk Saloum yëpp Sine Saloum population am na bu bari ki amul moyen pour fay scanner maintenant scanner bi mu ñëw day dimbali ki amul fay. jumtukaay bi nag war fi nekk lu mat semaine ci service su askan wi kii di madame docteur Rose Wardeni ñu xamee ko Octobre Rose mu jiite association bi ñuy duppee Médecine Internationale moom moo ko andi ak ay partenaire am yu bàyyi ko ci réew Maroc. di ñaan nag askan wi yëpp teewee ko ndax def scanner moom dafa jafe fay scanner tamit du ñëpp a ko mën kon nag tey buñ ko indee ne ñëw leen def te du ngeen ci fay dërëm yaakaar naa ni loolu rëy la. kii di madame Khadijatou Sarr Kébé di directrice hôpital régional ak Baba Ndiaye di président conseil d'administration bi nag di rafetlu bu baax a baax solo si nga xamante ni unité bi am na ko ci askan bi. sa waxo jotul sa ginnaaw nga war a def scanner te amoo woo ko faye nga ñëw bindu ñu defal nga ko gratuitement du 22 au 28 camion bi mu ngi fi. oui dañuy sant yàlla tey bi nga xam ne Kaolack am na lu kenn amul ku am lu kenn amul nga sant ko borom bi taala ci biir weeru koor. déjà ci premier jour bi nga xamante ni wàccee nañ machine bi la ci diggu hôpital bi patient yi ñëw nañ ci lim bu takku pour ñu jàppale leen ñu mën a def seeni scanner Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Boxum moo nga ca commune bu Diass foofu itam soxna yi foog ñu xaaral juróom benn weer ngir ñu am fa maternité app boobee lañ joxe ci liggéey bi nga xam ne lancé nañ ko tey ci àjjuma jile Abdourahmane Diallo. fukk ak juróom benn million ci suñu koppar la waa mairie Diass daal di génnee ngir tabax ab maternité ci village bu Buuxu liggéey nag ci diiru juróom benn weer lañ koy amal Cheikh Tidiane Diouf mooy maire Diass. boo amee poste de santé te amoo maternité dafay mel ni dañuy partager poste bi ak dispensaire bi ak li nga xam ne mooy maternité donc ci conseil municipal bi ñu xalaat ne kon war nañu mën a fexe ba poste de santé bi nga xam ne bi moo nekk Buuxu ñu wutal ko beneen maternité boo xam ne dañ koy ber à part loolu moo tax tey ñu ñëw pour poser première pierre bi di jaajëfal également équipe municipale bi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu inscrire ko ci budget bi
ba tey jii ñu mën a taxaw tey pour réaliser ko. ci poste de santé buuxu boobu metti woon na lool ngir fexe ba nga xam ni soxna yi dañuy moom seen bopp sage-femme bi yenn bureau la doon àbb buñ sukkandikoo ci médecin commandant bi naan Simon Ndiaye mooy médecin chef district sanitaire bu Popenguine. maternité bi dafa nekk loo xam ne dafa ñëw ci heure am ndax xam nga poste boo xam ne dañ ko sos mu am sage-femme te amul maternité donc maternité sage-femme bi day obligé liggéey ci biir poste bi te day indi télescopage ci prise en charge bi te ñëpp xam nañ ne jigéen dafa soxla sutura. ñu dëkkee buuxu ak li ko wër di rafetlu jumtuwaay bi nga xam ne dafa jëm ci seen wàllu wér gu yaram RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM bitim réew. xibaari biti réew yegg si na Georges Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. dañu wutali Tchad nag foofee tey la funérailles yi maanaam delloo njukkal kii Idriss Déby gannaaw bañ ko fàttee. obsèques nationales yi mu ngi doon amee ca place de la nation cérémonie bi ay njiitu réew Afrique yu bëri teewe ko delloo njukkal gu mujj Idriss Déby bokk na ci ñoom Mohamed Bazoum njiitu réewu Niger, Alpha Condé ma ca Guinée, Félix Tshisekedi njiitu réewu République démocratique du Congo nekkoon itam ay jamono njiital Union africaine, Roch Christian Kaboré bu Burkina Faso. ñu teewlu Anna Rocha lan moo tukkee ci cérémonie boobee nga xamante ne moo di cérémonie d'hommage bu mujj bu Idriss Déby génn àdduna fan yi ñu weesu ñu faat ko ci xeexoo yi nga xamante ne mu ngi amoon diggante l'armée bekk ay rebelles yu fact. ajuma ji bis bu tiis la ci gis-gisu Roch Marc Kaboré xibaar bi ñeel génnuk àdduna maréchal Déby Itno choc dëgg la def rawatina ci biir espace sahélien bi ci kaddu ko njiital Burkina Faso doon yëkkati yile kaddu ci turu njiitu réew yi bokk ci G5 Sahel. L'engagement du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, dans le combat difficile que nous avons mené ensemble contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad et que nous poursuivrons en sa mémoire. En engageant les troupes tchadiennes aux côtés de nos forces armées sur le théâtre des opérations, il a toujours su faire preuve d'une solidarité sans faille à l'égard de nos pays et de notre région. Le président Idriss Déby Itno a œuvré au sein du G5 Sahel à la création de la force conjointe et la coalition pour le Sahel. Homme d'État, stratège militaire exceptionnel, il était un grand panafricaniste qui avait foi en l'Afrique. ngir delloo njukkal njiitu Tchad ba woon faw rek réewu Tchad fexe ba booloo doon benn muy gis-gisu Félix Tshisekedi président en exercice Union africaine mu yokk si ne tey ji nag la Afrique di gën a jànkonteel mbirum kaaraange gi. Tout enlisement de la situation sécuritaire du Tchad constituerait une menace à l'intégrité territoriale du pays ainsi qu'à la stabilité de la région. La réalisation d'un tel scénario nous conduirait vers un énième échec dans la quête qui nous unit tous d'une Afrique développée et prospère. Soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique. chef d'état yeneen ñeenti réew yi bokk ci G5 Sahel ñëpp teewee nañ kon def nañ kon déplacement bi ba N'Djamena ngir teewee obsèque Idriss Déby bi nga xamante ne war nañ ko jébbal boromam ci goxu Amdiaras ci lu jege frontière soudanaise bi ci wetu waajuram bu góor. jégalu ci kaddu yooyee nga xamante ne ci tubaab lañ ko jibal te mujjut am ab tekki niki président bu RDC njiitu réew France teew na fa moom itam àdduna ci transition civilo-militaire ba Emmanuel Macron ne France du bàyyi ñuy nasaxal stabilité ak intégrité bu Tchad. ñu déglu Emmanuel Macron ci discours am bu mu doon amal ci hommage bi ñu doon jégleel Idriss Déby. Il y a 80 ans, des soldats français partis de Faya-Largeau et allant jusqu'à Strasbourg. juróom-ñett fukki at ci gannaaw la l'armée France daal di ñëwoon fii jàppale ñi nga xam ñoo di waa Tchad ci jafe-jafe yi nga xam te ni ñu ngi ko doon amal te boobu ak léegi gis ngeen suñu taxawaay. Sénégalais et tant d'autres qui ont scellé à jamais un pacte et un serment de fraternité entre le continent africain et tey gis ngeen boobu ak léegi France li nga xamante ni seq na ak réew yu bëri nekk fii nii ci Afrique mën naa ci lim Niger, Sénégal ak itam ñi nga xam ne ñoo di waa Tchad.
ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacé, ni aujourd'hui. te duñu bàyyi kenn muy tey di ëllëg di gannaaw ëllëg ñi menacé wala boog di nasaxal kaaraange bi nga xamante ni moo war a am fii nii ci zone Sahel bi. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé. France nag dana taxaw temb ngir fexe ba jàmm daal di am fii ñëpp mën a vivre ci jàmm ak salaam te ku nekk na gis sa bopp te loolu nag suñu rôle la te danañ ko def ba stabilité mën a am fii nii. La transition démocratique et nous sommes et serons à vos côtés. jàppale ne François Emmanuel Macron moom ngi ni rek nan danañ jàppale ñi nga xamante ne waa Tchad Cheikh Tidiane Diagne moo doon tekki ay kàddoom jàppale ni itam ka nekk ca bopp ba comité militaire de transition ba di doomu Idriss Déby di Mahamat Idriss Déby moom nee na wala digg na duñu confisquer pouvoir bi. ñu wutali Côte d'Ivoire am na lu bees ci attaque bi amoon foofu ca camp militaire bu commune bu Abobo ca bët Salmo Abidjan. procureur militaire bu Abidjan moo yëkki kaddu indi ci ay leeral ci ñi nga xamante ne ñoo defoon cong googe fa ñu jóge mu ne nag ñu ngi jógee ca Libéria ndax am na sax kenn ci ñoom ki nga xamante ne ay gaañu la amoon bi ñu koy interroger demoon na ba mujjee bëgg a wax waaye dafa mujjee fàttu mujj ñoo jële ci ñoom ay kaddu waaye yor nañ seeni carte d'identité ak fi nga xamante ne foofee la ñuy cosaanoo lépp lu jëm ci ñoom daal am nañ ko te ñu ngi jógee foofu ca Libéria. ñu wutali léegi foofu ca RDC ca République démocratique du Congo am na nag benn avis de recherche bu ñu lancé la maanaam dañ koy wër moom mi di général John Numbi. ñu teg ci sax ci avis de recherche boobee ab mandat d'amener njiital wala boog ka fa nekkoon njiital police bu RDC. dañ ko joxoñ baaraamu tuuma bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo digle ñu faat ñaari militant yooyu nga xamante ne dañ doon ak xeexal ak yelleefu doomu aadama di Floribert Chebeya ak Fidel Bazana. RFI ne service yu kaaraange yëpp mobilisé nañ leen ngir teg loxo ki nga xamante ne moo di général John Numbi waaye ab ONG di ACAJ moom nee na fàq na maanaam daw na ca biti réew ñu njort na sax peut-être que mu ngi Zimbabwe kenn ki ko jege woon moom général Numbi di Jacques Migabo moom tegoon nañ ko loxo dañ ko tuddoon sax ci assassinat boobe taxoon ba ñu teg ko daan justice militaire moo ko tegoon daan waaye ab source judiciaire bu RFI ne mujjee naa nangu sax liñ ko doon tuumal loolee taxoon ñu lancé ay opération de recherche ngir xool néewug Fidel Bazana mi nga xamante ne ba jamono ji kenn gisu ko. ñu wutali Libye foofu nag benn bateau moo daal di dégg ñu sax wax ne daal nit ñi ak seen bakkan dañoo bari mu ngi am nag foofu ca waaxi Libye. ONG SOS Méditerranée moo ko xamle démb ne gis nañ sax lu tollu gën kaa tuuti fukki koor maanaam fukki nit ñi nga xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan ci wetu bateau pneumatique mi nga xamante ne dafa delluwaatoon gannaaw ñu signalé woon ko en détresse ñene woon ca biir nag ñu ngi toll woon ci téeméer ak fanweeri nit kenn nag ñu ne mucc ca ci opération de recherche yi nga xamante ne ñu ngi koy def te opération yooyee navire bii di Ocean Viking jógee ca base ONG ba ca Marseille naka noonu itam yeneen i navire marchand ñoo doon wër waaye ba léegi tegguñ gët kenn ci ñi nga xamante ne moo nekkoon ci biir bateau boobee. jaajëf Georges Déthié Diop. RFM Sport. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi la nuyuwaat. maa ngi lay fay Seydou Nourou. fii ak weer Sénégal dina dalal CAN Beach Soccer. waaw ci yoon googule sax suñu gaynde yi nekk boobu ak léegi ci wàccaay gi ay weer ngi ñoom nag la ñu bëgg moo di fexe ba jël ndam li ci ni ko askan mi di séenoo ci ñoom ndax Sénégal ci fàttali nag benn bu dul ñaari yoon jël nañu li nga xamante ni daal moo di Coupe d'Afrique des Nations ci wàllu beach soccer dañuy daal di déglu sax kii di Ngalla Sylla mi nga xamante ni moom mooy tàggat équipe bi. ñu ngi ci préparation bi nga xamante ne tey Sénégal mu ngi koy wëyal di ko def ci tubaab jalaaw ñu xam ne depuis ñu joué ak Maroc amical yi amaatuñu fi benn match pour nattaat xale yi mais ñu ngi doon seet naam match yi moom pour am ko du day xaw a jafe mais daal ñu ngi continuer di seet bëgg nañ amaat beneen match avant la Coupe d'Afrique donc naam sax ne li ci des weer la ñu ngi wëyal seen préparation sa tubaab jalaaw donc xale yi tamit vraiment motivé nañ donc xam nga liggéey bi yombul woon parce que toogoon nañ presque plus d'un an te joué wuñu woon donc buñ jëlaatee xale yi di nekk ak ñoom affaire bi du woon yomb
donc mën na ne tey jii daal bon am na satisfaction si li ñu liggéeyagul mais mënaguñu ko xayma tant que compétition bi jotul compétition bi nag comme affaire la boo xamante ne xamaguñu la fay xew dañuy waajal rek kon ñeneen ñi ni ñuy waajale seen bopp di respecté équipe yëpp même malgré que ne ñun ñoo ko jël daaw mais teen xam ne li ñuy xaar du yomb parce que équipe yi ñoom aussi dañuy bëgg a qualifier pour dem coupe du monde donc là nag moo tax ñun sama liggéey ci biir dañ koy yokk bu baax a baax parce que sport moom boo nekkee si kaw wala nga jiitu moom loolu mooy jafe-jafe bi si gën a métti parce que ki nekk si suuf da lay bëgg xëcc te rester au sommet c'est toujours difficile donc liggéey bi ñu ngi toll si côté tactique ak technique parce que sur le plan physique moom weesu nañ foofu dinañ des fois nag def ay rappel mais li si ëpp li ñuy liggéey mooy technique et tactique donc beneen bi mooy xanaa di am benn regret rek si benn joueur boo xamante ne attaquant bu xarañ la woon muy Ibrahima Baldé koo xamante ne tey doon amal njëriñ bu baax. ñu dem doxantu Cheikh foofu ca Europe waxtaane fa championnat yi rawatina sax ca Premier League. waaw ñoom ñu ngi seen 33e journée du championnat bu Angleterre tey jii ci ngoon genn jongante tey daal di am ci bu 19h jotee diggante Arsenal 9e ak Everton 8e ñetti poñ nag moo daal dox si diggante ñaari équipe yooyu la ni ki ëllëg la ñoo fas yéene kon bokk yeggali yenn ci ay jongante 11h30 Liverpool bu Sadio Mané féetee si juróom-ñaareel place bi dana tas ak Newcastle 16h30 diggante West Ham United lay daal doon ak Chelsea féetee si ñeenteel place bi ci classement bi Ligue 1 bu France ñoom itam danañ amal seeni jongante ni ki tey ji lañ koy daal di door 19h diggante Reims 11e ak Olympique bu Marseille 6e Paris Saint-Germain mu nga féetee si ñaareel place bi moom nag dana fekki ëllëg ci bu 15h jotee ñi di waa Metz Lille féetee ci place bu njëkk bi benn poñ dox ci diggante mag ñi di waa Paris Saint-Germain ñoom dañ daal di amal jogante gu am solo seen digg ak Olympique Lyonnais ni ki kon bokk dimanche Lyon féetee jamono gi si ñeenteel place bi bokk ci équipe yi nga xamante ni ñoom itam dañuy xëccu ngir mën a bokk ci wàllu Ligue des Champions ni ki déwén ñu daal di ko jeexalee ak championnat bu Allemagne ñoom ñi ngi tolloog seen fanweer ak benn lu bëccëg ni ki tey ji nag la ñu koy door ñoom itam 18h30 genn jogante mooy daal di am diggante Augsbourg ak ñii di waa Cologne Bayern Munich moom mi nga xamante ni daanaka mën nañoo jàpp ni jënd lii di titre champion moom ëllëg dana tas ak ñii di waa Mayence ni ki ëllëg itam danañ daal di suivre jogante gu nar a dox ci diggante Borussia Dortmund ak Wolfsburg Borussia Dortmund bokk ci équipe nga xamante ni ñoom itam jamono gi dañuy xëccu ngir daal di bokk déwén ci wàllu Ligue des Champions Leipzig mu nga féetee si ñaari place bi waaye moom dimanche 13h30 dana tas ak ñii di waa Stuttgart. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. jaajëf. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. Observateur xëy bind Macky emploie le bâton ñu mën caa jukkee ca yooyu kàdduy français emploi di xëy ak bâton yat wa ngir nettali ne président doon serale naam démb ñu nekk ndaw ñaag wutal leenam xëy waaye it na mu tàngalee ci aji manifester yi fi doon songi gendarmerie ak taal kër jàmbur yi mu ne loolee naam romb na waaye dootu fi am état bi dootul nangu lu ni mel ci observateur président Sall ne yàlla baax ne kon ci musiba la ñuy tàbbi waaye fekk na ba Sénégal doone démocratie bu mag ca nag mu ne njuumte la nit taxaw lu toll ni minute rek di xalaat ne ab état daa faible lu jëm ci liggéey bi nag ngir jox ndaw ñim xëy président Macky Sall ci observateur ba tey di xamal ñi nga xamante ni ñoom la dénk kuréel yooyu yëngu ci fànn woowee ne du leen muñal benn yeexite wala yaapar ndax nag mu ne dafa joxe kàddoom ci kanamu ndaw ñi ak ci kanamu askanu Sénégal Sud Quotidien ne Macky Sall génne na naam mbaqus ya waaye yattu kel bàng ca wet ga it yéene kaay bi ne démb président validé na nag programme bu xëyu ndaw ñi li ko tàmbalee weeru mai juróomi junniy ndaw daañ leen wutalam xëy convention état employeur jëlee nañ ko benn milliard yóbbu ba fukk ak juróom ci milliards waa université coowaloo ga fa akuk sëmbaxloo président Macky Sall ci Sud Quotidien ba tey ne dina ko dakkal ndax nag mu ne daaru ji kawe ji dub areenub xeexoo ne ay gladiateur la tribune ne ak président dem ca jam ñaajo chegi xaalis yi génn na de waaye daan ya njiitu réew mi di xamal liggéeykatam yi mu dénk kuréel yi yëngu ci wàllu xëyum ndaw ñi ne lu jëm ci wàllu perte de temps du ko nangu te it dina may gët bu baax opération yi ba xam ndax lépp ànd naa ko leerange la tribune xamal ñu ci weneen wàll ne njiitu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ajuma tey ji moom la joxante ndajeek ndawi Sénégal kaddu président Macky Sall ci ndaw ñi ci seenu janoo démb ca jam ñaajo Le Soleil fësale ko moom kilifa gi naan état bi du leen masa bàyyi yéene kaay bu ànd ne programme d'urgence bi mbébét gi mooy ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junniy xëy ak xëyal sa bopp diggante 2012-2019 Soleil xamal ñu ne ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti junniy xëy taxawal nañ ko ci Sénégal secteur privé gi démbit président Sall woo na leen ci bay seen waar lu jëm ci manifester yëfi woon nag
ci weeru mars président Macky Sall ak yéenekaay bi di la Soleil ne Sénégal démocratie bu mag la lu ko mooy ci musiba gu rëy lañ naroon tàbbi laas ne pexe mu gaaw bi mel ni melax bi président Sall wut ngir xëyam ndaw ñi bokk na ci data center bu Diamniadio bi nga xamante ni dina jollil lu toll ci ñeenti junni ak juróom-benni téeméeri entreprise yu nar a taxawal fukk ak juróom-ñaari junniy xëy teg ca li ko tàmbalee weeru mai bi juróom-benn fukk ak juróomi junniy emploi ñu commencé ko ci wàllu recrutement ci lu ànd akuk lerange Walfadjri ne président mu ngay digee ndaw ña ñoom di xaar lu ay gët tegu Les Échos ne démb ndaw yi fukk ak ñeenti diwaani Sénégal dañoo ñëwoon gaaral président seeni jafe-jafe yi dundin Vox Populi la mu gis mooy démb président génneel na carotte ga ndaw ñi waaye dencal yet wa Sonko source a lu jëm ci jafe-jafe xëyu ndaw ñeek li ko gàllankoor njort na ci it ñi nga xamante ni ñooy mag yi taw a dem à la retraite source a wëlbatiku jàppee président Macky Sall champion ci wàllu recrutement troisième âge dale ko direction générale ak conseil administration yenn yi RTS ca la ñu ne Aprosi ITA Petrosen Holding BHS Sodefitex IPRES Le Soleil yéenekaay bi ne fu ne ay maire ak i pa ci bopp direction yi wala conseil d'administration gi ñu jeexale lamb ji ak sunu lamb ak sport business bi Balla Gaye de dugg yéenekaay bi dama ngay topp tànki Mouhamed Ndaw Tyson Aziz Ndiaye ne xaalis bu bari nag lañu soxla ngir tàmbali business bi moo waral sunu lamb de ñetti combat Balla Gaye de jël na ko ci Gaston Mbengue observateur xaymaa ko ci milliard boo jël ñeenti cër ya benn ba ci Gafa Gaye Balla Gaye 2 dañuy dellu sunu lamb ak Gaston Mbengue mi dekkil ñu ne Issa Pouye ndax juróom-ñetti at a ngi mu wuute bëre Issa Pouye Gaston Mbengue fas ko yéene boole ak Alioune Seye 2 Savon de Marseille